ndax effectivement facteurs yi nga xam ne mooy li ma doon lim sànq te mu nekk lu tuuti par rapport ak yeneen yi nga xam ne mooy les facteurs favorisants ma introduire loolu rek n'est-ce pas pour ne pas trop monopoliser la parole en attendant deuxième tour table émission bi incha allah. D'accord, on parle d'infidélité Sophie ci couple yi mu nekk nee nañ tentation la wala mode li nga xam ne moom la ñuy gis ci couple yi mu nekk thème boo xam ne commencé woon nañ ko ba pare amaana dañ koy yeggali ñëwaat ci li nga xam ne mooy nu ñu mën a gérer couple yi sans infidélité. Sophie, il faut noter que fidélité d'abord valeur la. bu ma ne valeur la mooy li nga xam ne moom mooy li normal. ñaari nit yu bëggante. wala ñaari way dencante. parce que déjà rek buñ demee ba nekk normalement mbëggeel moo ko lal su mbëggeel ñëwee ngor ñëw su ngor ñëwee confiance ñëw ak lépp loo xamante ni moom moo lay permettre pour ce couple mën a évoluer. kon bu ñu ne infidélité ñin ñi nga xam ne dañ koy def man duma leen mën a comprendre et duma bàyyi góor duma bàyyi jigéen. lu tax duma bàyyi góor duma bàyyi jigéen c'est parce que xol la rek wax naa ko GP passé bu ñu ubbi woon suñu dënn yi ñun ñëpp même forme xol lañ yor yëg-yëg bi ngay am soo gisee nit ki nga bëgg xooli feneen wala def le muy góor muy jigéen même chose la mais donte yàlla may na leen ngeen am ñeenti jabar parce que dinaa ñëw tamit ci forme infidélité yi su ma ñëwee man mënuma wax infidélité comme mode mbëggeel du yére bu ñuy sol di summi mbëggeel du loo xamante ni da ngay ñëw taxaw nekk ak nit ki nekk ak beneen nit boole ay nit loolu dafa nekk loo xam ne sax rafetul donc mu nekk loo xam ne dafa xew lu ne mën na xew day mel ni yére mën na xew doo ko bëgg sol ndax gëm nga ne lii du la jàpp lii du sa mbir boo xamante ni war nañ ci yiwul war ñu la si fekk waroo nekk nit koo xamante ni tey dañ lay tudd ci lii parce que gëm ma ne man mën naa sol mini et cetera donc infidélité waruñu dem mu nekk mode du loo xam ne nit da koy roy du loo xam ne nit war na ko war a mën a bàkkoo parce que xeetu wor la wax naa ko nga nekk jigéen góor jox la xolam ngeen nekk di dox ci àdduna nga xëy di ko boole ak beneen nit ba mu xëy jàpp la nan ngay xoolee nit ki ci biir bët même chose que góor di nga nekk ak jigéen même mu denc la preuve loo leen am droit am 4 femmes da ngay gis góor yoo xam ne pour ñu annoncer seen première femme que dañu am seconde épouse te lew na leen sax problème la parce que dafa nekk loo xam ne ngor la relation ngor moo ko lal du ay affaires yoo xam ne da ngay toog di programmer ñii naan mode ak yooyu pour man infidélité mënul nekk mode par contre on vit de tentation saa ñu xëyee la diable nous tente seytaane daf ñuy topp rek mën nañu topp ci couple mën nañu topp fu nekk ci àdduna donc tentation ci couple day ñëw te infidélité daf ci bokk si je peux dire tentation wax naa GP passé tentation dafay nekk parfois nee naa leen les ex ils réapparaissent ci dundu nit ci moment bi nga ko dul xaaree góor di nga bañ a takk benn jigéen takk keneen moment bi sa couple neexee sa benn soxna soo denc boo bàyyi woon wala jigéen boo denc ñëw lëmbe sa couple de même que jigéen nga dem plus loin considération comportement wax naa ko sa entourage yenn influence yi di nga taxaw am problème ak sa borom kër sax au lieu ñu influencer le positivement ñi ngi lay wax loo xamante ni tey di la wax xanaa gisoo diw ni mu lay xoolee parfois doo sax xool nit ñu naan la mais yow gis nga diw ni mu lay xoolee gis nga diw ni mu lay traité donc c'est des réalités de société yoo xamante ni yow nag yaa war a def comme on dit su la seytaane di tenté yow yaa war a xam li nga bëgg ak li nga bëggul luñ lay fekk ak luñ la dul fekk en tout cas infidélité góor comme jigéen maanaam dompat la rek buy saf góor bu ñu trompé ak jigéen bu ñu trompé moo ci yam bu ci mënti ne góor ku ma laaj ba ñu paree émission keroog est-ce que chez les hommes on peut parler d'infidélité vu que ñu am nañ droit am ba ñeent te balaa ñuy am ñeent il faut ñu labat te labat bi mënta ñàkk te ku leen ci jàpp ne da leen a wor alors que du wor boo ko fa campé sax day facile tey mën nañ la may nga am droit ba am 4 femmes mais ba tey ci biir loolu dafa am benn xeetu fidélité boo xam ne mooy ligne rouge boo dul franchir sa sœuru soxna loo am droit 4 femmes da nga dul dugg ci moom ko sa soxna yar xale yi ci koñ bi nga xam ne sa soxna moo ko yar ay forme d'infidélité la donte yàlla may na leen ñu am ba 4 femmes maanaam ay xemmeem doomu aadama nekk ak moom yàpplu sa soxna yàpplu sa entourage ci ay loo xamante ni da ngay ñëw taxaw ne yàlla moo la ko bu la yàlla daganalee am soxna dafa am comportement boo war a yor ci dox ànd bi ci lépp loo xamante ni tey day am na góor yoo xam ne Sophie amuñu temps wu infidélité ñoom li ñuy def mooy def farata bu ñu leen jàppee ci dara dama ne ñenn ñi je prends juste benn kii boo leen jàppee dañ lay wax ne kii farata laa jëm nga jàpp yenn góor mu ne la am naa droit ba am ñeenti jabar fekk ne kan ko jàppee sax après du ñëw fekk si la kon yooyu noonu yëpp ay mbañ la mbañeel boo xam ne yow yaay bañ a blessé nit mën nañ la autoriser benn affaire mais sa ngor dalay bañ nee naa la forme d'infidélité góor lu mu am droit 5 am 4 femmes du tromper du amul droit tromper jabaram wala di infidèle jabaram ak des personnes qui lui sont proches
xel yanuwu ko maanaa ak yeneen donc lu la yàlla may dafa am foo xamante ni foofu la yam en tout cas pour résumer yamagum foofu infidélité moom muy ci côté ku góor ki muy ci côté ku jigéen ki lu jar a moytu la parce que dafay gaañ nit te da koy laal toute sa vie durant wax naa la ko am na góor yoo xam ne mënatuñu am confiance ci jigéen loolu lañ leen def am na jigéen yoo xam ne lu leen góor waxati ci àdduna duñ ko dégg te loolu yëpp ci ay xeetu infidélité la et du valeur pour man quoi. D'accord merci Sophie général. waaw Sophia thème bu am solo mais infidèle leen moo koy indi d'abord loolu lu mat a jàngat la ndax dafa woon nekk loo xam ne dañ ko war a jàngat ndax yu bëri daf ko mën a indi ndax boo koy xool ba ci yàgg da ngay posé wu question sax ne ndax est-ce que mbëggeel am na waaw am na mais mbëggeel dafa nekk loo xam ne mënoo ko làmb daj ko mënoo koo xool gis ko mais ku mu nekk ci yow waatukaay bu ñu la yóbbu nga mën a waat ne am na loo yëg donc mais dafa am lu am solo tamit jigéen buñ ko mayee góor dafa am lu bokk ci sëy bi loo xam ne su matul mën naa indi infidélité c'est très important ndax góor goo xam ne dañ la may jigéen li war la am lépp amul li ko mën a indi rek laay wax li ko mën a indi parce que tamit jigéen bu ñu la ko mayee dafa am lu bokk ci sëy bi loo xam ne si ne mënul ñàkk ci biir sëy bi comme la am na góor ñoo xam ne tey jii dañuy takk 4 jabar te amuñu kàttan gu toll noonu. nga ñaan ba. waaw defal nànk rek maa ngi ñëw amuñu kàttan gu toll noonu. loolu mën na indi infidélité. xam nga jigéen ji nga xam ne si ne mooy ñaan jigéen duñu yar yoo xam ne am na ay valeur mën naa bañ a nekk jigéen joo xam ne si ne tey jii mën na teel a jël yenn décision yi. mais kaay jekk-jekk parce que mën nga sëy ak góor am ak moom 2 doom 3 doom ngeen dem ba ci biir sëy bi gisoo ci sa bopp te doom yaa ngi fi xam nga infidélité sàcc gu feeñ la est-ce que xam nga loolu. ki koy def bu xamoon ne dina feeñ du ko def day jàpp ne li muy def mën na koy def di ko réussir te du feeñ loolu mooy problème bi su fekkoon ne su ko defee yow prospère nga teg ci sa bët ñaan baat moo ko koy gënal. mais bala nga xam ne kii dafa infidèle dana dem ci mbir mi lu yàgg a yàgg ay mbir feeñal ko mais dafa am góor ñoo xam ne dañuy dem ba am na ñoo xam ne dañuy dem ba am ay 60 ans seen doole wàññeeku ñu takk xale bu ndaw boo xam ne si ne mënaluñ ko lu bëri comprendre nga xale boobu tamit ñëw am benn doom 2 doom léegi di sàcc nag di def loo xam ne si ne waru ko def nekk ci infidélité boobu ba benn jour mu kalaatee am na ñoo xam ne dañ lay takk. war luyel la appartement début bi seet gi neex après ay quelque temps ñu dem bàyyi la fekk am nga ak ñoom 2 doom 3 doom comprendre nga yow ngay sàcc di def ay affaire après affaire bi kalaate infidélité boo gis ñu koy coow ci dëkk wala ci am réew ka ko doon defu ko woon c'est parce que da koy def xam ne dinañ ko jàpp day laqatu di ko def bañ jàpp ko mais am na lu koy indi foofu la débat bi nekk tey ji soo xoolee yenn parents yi bokk nañ ci yu koy indi ndax dañuy jekk-jekk jël benn kii ku mel ni père may ngoone sama jarbaat bi yaayam mas na maa am problème mu yeewu nag jox ma kon soo amee sama doom dama koy fayee teraanga doom sama 2 doom yooyu laay boole nga boole leen fekk li war a ñorul parce que ñoom ñaar kenn ku si nekk peut-être ñëw nga d'accord ci affaire bi parce que ndigal moo la ci dugal mais loolu du yàgg mënul yàgg ndigal kese mënul def sëy sëy ñaar ñi waaw ndigal kese mënul def sëy oui mënul def sëy ñaar ñi koy def kenn ku nekk dina am loo bàyyi xel ci sa moroom am loo téye ci sa moroom bu ko defee ñu doog a mën a sëy ñoom ñaar ndigal kese mënul def sëy mu ne ndigal kese mënut a def sëy jërëjëf Adama waaw maa ko wax je l'assume ndigal kese mënul def sëy ñaar ñi koy def kenn ku ci nekk am na loo war a bàyyi xel ci sa moroom am na loo war a jàpp ci sa moroom bu ko defee sëy doogu mën a am xanaa xamoo ne Sofia démb rek maa ngi toog démb rek maa ngi toog di waxtaan ak sama benn xarit ilaha illallah waaw wi ma d'accord naa li may wax xam naa ko de waaw li may wax xam naa ko démb rek maa ngi toog ak suma benn xarit di ko wax ne ko sëy yi tas dafa bari ma constaté ko man yu baree bari te infidélité di ko indi ndax kenn ku si nekk da ngay dem ba jàpp sa moroom ci ay benn vocal WhatsApp rek day tas sëy fi mu toll nii boo xam ne si ne infidélité moo ko yóbbu parce que kalaate ci dafa yomb waaw maanaam nekk ci di ko def
nee naa la képp ku koy def ba feeñ loolu moo la ci période mais dafa am lu am solo ci mbiru xale yu jigéen yi am na ci ñu bëri ñoo xam ne si ne dañuy gérer seeni intérêt ci biir sëy waaye du mbëggeel moo leen fa bàyyi dafa am góor ñoo xam ne dañoo neex a sëyal ndax góor goo xam ne si ne léppam mat na am na oto am na liggéey am na kër am na lépp mu ñëw ne la nopp naa la nga ne ko waaw dafa yomb waaw boobu c'est facile mais di nga si dugg mais fekk li ma waxoon sànq li war a ñor ñorul ndax yëgoo am na loo xam ne sentiroo ko ci sa biir xol te sa xol daf ciy bokk dafa bokk ci wala li war a participer ci sëy bi très bien léegi nag après soo ñëwee ci biir sëy bi am na intérêt yoo xam ne si ne di nga ko gérer parce que peut-être mënut a ñàkk sa dund te mënaloo ko sa bopp say parents mënaluñ la ko mais après am na leneen loo xam ne nag yow soxla woo ko ci waajal ci biti nga koy wutee ji te loolu dafa am mais ngor c'est très important li nga wax am na mais gis nga ngor dañ koy jëmbat ci doomu aadama jom dañ koy jëmbat ci doomu aadama am na ñoo xam ne li may wax nii buñ ñàkkoon bay yalwaat duñ ko def kon waxuma ñëpp de mais li ci ëpp importance nag mooy nit ki nan lañ ko yaree yan valeur lañ def ci moom ak tamit ki muy sëyal lan moo ko boole ak moom père maa dellu waxaat ne ndigal kese deful sëy yaa ngi dégg te li am solo nag ci jamono jii nit ñi yëpp war ko xam mooy que ne loolu ci beneen boo fi waxoon ndigal kese doyul pour sëy joxe àddee deful sëy non waxuma joxe àddee deful sëy dafa joxe àddee waxuma ko fii de joxe àddee def na sëy loolu mën naa ci ñëw mais may ma mu toll ci sëy may ma loolu bu ngeen ko indiwaatee dinaa ci indi ay tontu waaye li may wax bu leen ko damay continuer li may wax waaw mais su ma ñëwee père bu ngeen ñëwee indi loolu dinaa ko argumenté su ma ñëwee danaa ko argumenté waaw su ma ñëwee danaa ko argumenté mais lu am solo li ñëpp war a xam mooy xam ne jigéen mooy def société soo bëggee taxawal société foog nga am xale bu yar ak jigéen du jub dafa am solo te gis nga infidélité lu la waay mën a wax jigéen ji koy def mooy góor gi mu nekkal am na lu des sa diggante moom lu waroon ñëw te ñëwul lu mu waroon a sentir te sentiru ko waaw beneen bi si topp tamit am na leneen lu koy indi mooy góor gi dina dugg ci loo xam ne si ne mënu ko kàttanam mayu ko wala tamit ay moyen mayu ko mu dugg si jigéen ji am na fu muy àgg si sëy bi tamit xuus ba ci baag am fa ñaari doom ñetti doom dana sàcc di def loo xam ne si ne bu kalaatee après ñu ne kii dafa infidèle man loolu laa gëm. waaw Sophia dañuy wax gis-gis. général li mu wax ni gis-gisam la wax. mais ñun ñu fi toog ñun ñi ñëpp kenn kum ci doon ku ne ak ñi ñuy seetaan bu ñu delloo ci sunuy maam am na ñoo xam ne ndigal. lañ leen mayee seeni doom di barkeel ba tey muy continuer ba ñun fa ñu bokk am na ñoo xam ne bi ñu leen di mayee bi nga xëyee suba nga xam ki nga sëyal kan la te sëy baa ngi barkeel ba léegi mais waxul ba léegi ne sëy ba du barkeel de non waxuma wax du ñàkk barkeel non dégluwoo ma fi may waxee dégg naa la bu baax c'est-à-dire li mu ne ndigal kese waaw dafa bëgg wax ne ay nit dañu war a bëggante ba pare ñu war leen maye si je comprends point de vue am la ñu joxe point de vue rek pour man loolu du par force du par force nit ay nit bëggante rek ñu may leen nit dana nekk di liggéey fii keneen nekk fële comme di doom bàjjan sama doom ak sa doom may naa la ñu sëy ñu bëggante te yàlla tax sëy ba barkeel ñu continuer valable na fi non valable na ba léegi loolu nga fu mu doon tuuru ba léegi boo fa demee fekk fa tepp loolu benn waaw ñaareel bi may ñëw toujours ci lii Sophie Gueye wax sànq am na solo nit balaa nga ñuy wax waxu infidèle yow sa jëmmi bopp yaa war a fidèle si sa bopp je m'explique pourquoi nit di fidèle ci boppam suñ ko xoolee suñu mag ñi baax ñi kenn ku ci nekk amoon nga loo xam ne say nataal yu bari wala sa dund lépp loolu lañ la gën a xàmmee kum ci doon buñ doon énumérer du fi jeex ci sëriñ seeg ñoom ñëpp nit di nga gis koo xam ne benn style d'habillement lay am wala benn façon su ko solee ñu ne moo ko gën a jàpp kooku dafa fidèle ci loolu nit dinay watu benn wat ñu ne dafa fidèle ci loolu ba sunu sëriñ bu baax bi da daan wax naan guro bu xonq baa ko gënal bu weex ndax bu xonq bi boo ko mattee day des xonq waaye bu weex bi boo ko xampee après dafay xonq mu ne je préfère rouge sëñ Babacar Si radiyallahu taala ñu xàmmee ko ci lan ca bone carré ba ndax fidélité loolu dafay doon lawtan buy continuer ba yegg ci sa jeexitalu dund ak lu mu ci mën a doon lu ne looy def dafay continuer muy sa wàllu soxna ci sa wàllu njaboot ak ci looy mënti dugg ci wàllu liggéey bu dee ci wàllu soxna d'accord li nga wax loolu mën naa ne ay nit balaa nga ni mais fekk ñu bëggante mais am na ñu may te gisantew ñu bëggantew ñu continuer
mais nit boo ko bëggee ci li Sophie wax mu ne am na benn ay forme d'infidélité loolu bu ñu ko jàppee ne infidèle la parce que sunu borom moo maye loolu droit la boo demee bay bëgg keneen infidélité ba nga war koo takk loolu du infidélité may nañ la nga seet keneen ñu may la ko nga indi diggante boobu loolu duñ fa jàpp infidélité. non waxuma loolu. non moom laa expliqué d'accord ci forme yi. ci forme yi maanaam sa sëru rakk. ku la jege koo xam ne waroo ko sax war nga ko séexlu. rakkam. voilà wala yooyu ñi nga war a séexlu daal. nga war ko séexlu. loo xam ne mën na tas kër. mën na tas kër. voilà bu ma jëlee suma gis-gis par rapport ak li Prospère wax ci ñi nga xamante ne lan nga wax tendance la mode la wala tentation dëgg la ñaar yëpp da ciy am na ñoo xam ne mode lañ ko jëlee dañuy gis ñi nga xamante ne lii de dafa xew xaaral li gën a garaaw li gën a yéeme ci xew léegi muy jëkkër ak far mari di taal yal nañ si yàlla musal yenn yi tentation la moo lu ci dugal yenn yi mode lañ ko def parce que li may wax toujours la communication égale à la contamination soo ko jëlee ci côté négatif bi parce que da ngay roy ba dàq jëlee li nga xam ne ñun ak ñi ñuy tooñ wala ñi ñuy wax occidentaux wala ñeneen bokkuñu yar bokkuñu culture bokkuñu aada bokkuñu cosaan soo basé woo foofu rek bu boobaa da ngay daan dana la dugal ci xeetu infidélité la yooyu. parce que boo amul ngor amoo diine yamale woo say bëgg-bëgg jël sa sëy teg ko sa bët yam ci sa borom kër ngeen doylu woon te yéen ñaar dina indi xeetu infidélité yooyu yëpp ba nga xamante ne dalay wàcculoo sa yoon. d'accord merci beaucoup coach donc leeral téléspectateurs yi que mën nañu woote en ce moment 88 628 89 90.